tiis muy lu tiis ku xam rédaction nu muy fonctionner ak relation yi nga xam ne nit ñi dañ koy am ci biir rédaction yi bu ñu xëyee suba ñu tàggee ñetti nit ci benn rédaction day nekk lu tiis qui plus est mu nekk ay gone donc mu nekk loo xam ni lu yéeme la lu tiis la ñu ñëw teew pour bokk ak ñoom li nga xam ni moo di tiis bi mais également wan leen ni que presse bi benn la du dal ci kenn dal ci ñëpp loolu moo waral ñu ñëw teew fii pour jàppale xale yi nga xam ne ñu ngi ci rédaction boobu pour ñu mën a dépasser épreuve bi parce que épreuve bi épreuve bi même au-delà de foofu je pense que accident yi li ñuy rey fii ci réew mi bëri na war nañ ci wut ay solution am na problème mu chaussée bi tali bi am na problème mu nit ñi seen bopp ñuy dawal am problème mu oto yi nga xam ni ñooy daw donc mu nekk ñetti yëf yoo xam ni boo saafara benn bi bàyyi beneen bi du sotti donc il faut que état bi xool yan mesure la war a jël ba accident yi wàññeeku accident moom du ñàkk mais war nañ ci xalaat bu baax lijjanti ko parce que fii Sénégal da ngay gis ñaari oto yu laalante rek ñu def 1 heure ci tali bi ce n'est pas juste et ce n'est pas normal parce que dafay tardel ñëpp donc war nañu xool mbir mi ni mu méttee noonu ñu saafara kat les solutions na waaw mais xam nga waaw loolu moom jeunes yi moom c'est normal parce que nous sommes dans un pays boo xam ne jeunes yi ñoo ëpp ñu mag ñi donc forcément le taux de décès chez les jeunes dafay xaw a élevé c'est normal ça parce que Sénégal 75% y a pratiquement des gens c'est des jeunes donc que les jeunes décèdent c'est normal encore que y a plein de chauffeurs yoo xam ni ay xale lañu donc c'est une tranche d'âge boo xam ni exposée par rapport à tout cela encore que les jeunes ils sont assez insouciants ce qui n'est pas le cas quand même qui nous concerne aujourd'hui mais nekk na loo xam ni quand même war nañ ci sensibiliser nit yi parce que le premier rôle de l'État c'est de communiquer et de bien communiquer avec sa population te loolu nag problème bi foofu lay sox non mais dans cette affaire-là je ne pense pas que vous parlez de cette affaire-là je pense que dans cette affaire-là les rédactions ne sont en rien concernées c'est des gens qui étaient partis en mission oui non mais ça xam nga man pour man affaire bi c'est à un niveau global bu nga xam loolu lañ koy saafara parce que des mesures sectorielles ça ne règle rien du tout si la presse est bien sensibilisée ñu jaar ci tali boo xam ne baaxul wala ñu yor oto boo xam ne baaxul c'est problématique donc affaire bi loolu rek la je pense que mbir mi tiis na mais yàlla mi nga xam ni moom mooy borom sutura yàlla ñu doole sutura te waaye fal yëpp yëg-yëg biñ ci am moo di tiis wu rëy la tiis wu dal ci leeral la tiis wu dal ci presse sénégalaise la tiis wu dal ci askanu Sénégal yëpp la ndaxte ñi nga xamee ni tey yàlla moom la seen bakkan ay ndaw lañu demoon nekk ci farata mooy jógoon dem di liggéey ba xëy na moom lañ leen sant liggéey ba nga xam ni ci la ñu war a yëngatu kon bu leen lu mel ni dalee du ñu mën dul rëcc ko di masawu ñi nga xam ne ñoo seen i bokk di masawu ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandal di masawu presse bi waaye di masawu Sénégal yi ndax dëj bu Sénégal yëpp bokk la ay ndaw lañu loolu moo gën a tax nag tiisu gën a metti ndaxte ñi nga xamee ni dañoo toll ci diggu doole di daan seen doole ay seen i bokk seen i xarit seen i waajur am ci ñoom yaakaar bu yàlla defee lu mel nii dañ naan yàlla def na li gën waaye li gën tamit metti na kon nag du ñu mën dul ñaanal leen yàlla may leen xolu muñ ñi nga xam ne génn nañ àdduna yàlla xaare leen àjjana te bu dee bàyyi nañ fi njaboot yàlla teg ci loxo njaboot bi bàyyi ak famille bi may leen xolu muñ ak seen i collègues kon nag ñaan rek lañ dese te di jàpp ni que nag li xew ni xëy na jàngat la pour ñun ñëpp ci réew mi moo di que ñiy usager de la circulation ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi ñiy saytu circulation bi ku nekk bàyyi xel ci yu mel nii ñu koy fàggante ko ba nga xamee ni que naam musiba wala jëye yu mel nii mënut a ñàkk ci doxinu doomu aadama waaye nag lu mu gën a ñàkk luñ ko gën a mën a moytu moo gën te tamit bu yàlla dogalee ñu mën a am ay jumtukaay ya nga xam ne ñi nga xam ne gaañu nañ ci wala ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ak seen i bokk ak seen i njaboot ñu mën a am lu leen dëfale wala la nga xam ne dinañu mën a teg loolu nii dina yombal ci ñoom tiis wi. maa ngi présenté wu maa ngi tudd Djibi Diallo je suis le chargé de la communication de l'association nationale des caméramans professionnels du Sénégal
xam naa dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaal dans un premier temps ñi nga xam ne ñii ñooy waa leeral point net di jaale la presse sénégalaise di jaale tamit ñi nga xam ne ñii vraiment ñooy ay seen ay mbokk mu mel ni tamit naqar tey jii moo fi am naqar bi weesu vraiment ñi nga xam ne ñii ñëpp dañoo nekk ci seen diggu doole ñi nekk ay ndaw ñoom ñëpp yàlla jëlandoo leen benn instant dans l'exercice de leur fonction man damay faral di wax ne ñoom jàpp naa ne ils sont tombés les armes à la main parce que ki nga xam ne kii da nga dem mission di liggéey jaamu yàlla la far yàlla jël fa sa bakkan dañuy jàpp que ne vraiment ñun mën nañ la considérer comme un martyr kii di Yoro Sy kii di Abou ak kii di Ousmane vraiment ñoom ñëpp xejoon nañ fi ci société bi parce que vraiment ils avaient leur place dans cette société ils avaient leur place mais par rapport à la volonté divine kenn mënu ci dara mais donc au nom du président de l'association des caméramans ñu tous ñu ngi jaale ñëpp presse bi ñëpp ñu ngi leen di jaale mais aussi tamit di jaale le président de la république parce que tamit ci ay mission lañ nekkoon ba yàlla moom seen bakkan donc tamit moom it dinañ ko jaale mais aussi tamit di lancer un message au gouvernement pour tamit ñu gën a fexe tamit li nga xam ne lii mooy dellu si wàllu sécurité routière ñu gën ci bàyyi xel di lancer un message aussi aux conducteurs pour beaucoup plus de prudence au niveau des routes parce que la route ça tue et vraiment yii nii yëpp xëy na ñàkk yar wala ñàkk teeylu ci circulation bi vraiment moo waral diine yëpp am waaye nag dañ koy jël rek delloowaat ko ci loxo yàlla parce que bu yàlla xasee ba soxla ñun ñëpp dañuy ñàkk vraiment ñoom daal ñu ngi leen di jaale di leen ñaanal yàlla fu ñu jëm yàlla na leen fa yàlla teeru teral leen. le geste de dame mooy fas yéene taxaw njaboot gi ci benn côté continué ak tamit benn at boo xam ne pour fay def ko geste bi ni mel comme il faut geste bi c'est à saluer parce que il pouvait pas faire autrement et je sais que ne bu mënoon def plus dina ko def mais c'est pas li mu leen di jox moom importance mais c'est le geste parce que tamit métti na vraiment nga ñàkkandoo ñetti élément ci benn waxtu loolu vraiment ñun daal daam dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may xolu muñ lépp lu mu def du doy waaye nag nit ki comme que am na yéene rek yàlla na yàlla mottali yéeneen yàlla dimbali ko tamit vraiment ba nga nga xam ne ñi ñoom fa la leen féete woon yàlla féete ko fa moom it fa mu leen féete woon yàlla féete. parce que agent yi ñoom ñooy tax entreprise bi exister wala patron de presse yi exister donc nañu jël xale yi dimbali leen ci ay conditions tey Sénégal da ngay gis journaliste boobu liggéey na ba retraité amul kër gu mu dëkk liggéey journaliste boo xam ne liggéey na ba retraité amul ci compte bancaire am 1 million c'est anormal. Le ministre de la culture et de l'information li muy discuter dëgg la ay patron de presse ñoom moom seen i boy waaye nañuy gëstu balaa ñuy wax dañuy assainir le milieu de la presse nañu assainir conditions yi xool ko day loo xam lu constant la ku ko waxul it da nga naa fiq waaye kuy waxal yàlla xam nga booy conditions yi ñuy dundee donc nañu gëstuwaat xale yi jàppale leen dimbali leen ñi ci war a am ay kayit nañ leen wutal ay kayit ñi ci war a embauché nañ leen embauché loolu mooy dëgg comme ni ko constitution réew mi tëralee wala ni mu ko doxalee en tout cas daal bés la bu metti ci ñun ñëpp ku ci nekk mën nga ko jaale sa bopp ndax xale suñu xale la ñu woon bi ñu ñëw ci milieu fii la ñu fekk nekkoon ay xale yoo mosuñu sàllar ñu ko ils ont toujours veillé du respect war ñu ko waaye nekkoon ay xale yu am yar ak teggin wa ma shahidna illa bi ma alimna loolu laa xam ci ñoom en tout cas ñoo nekkoon métti na métti goo xam si ni foo ko natt duñu mënatuñoo jooy mënatuñoo jooy dund nañ moment yoo xam ne mosuñu koo dund faadal si yàlla la ñuy jógee ci yàlla la ñuy dellu nañu xam ne réew mi baax doo nga am solo nañu xam ne réew mi dañoo war a bokk ndey dañoo war a bokk baay nañu xam ne réew mi dañoo war a yéenante jàmm jàppalewaat presse bi dañu jàppalewaat ndawu presse bi nga xam ne ñoom ñoo nekk di liggéey te bàyyi ay famille Abou dafa bàyyi famille Yoro dafa bàyyi njaboot Ousmane dafa bàyyi njaboot ñoom ñëpp ku ci nekk rek da ngaa bàyyi njaboot kon war nañ leen a gestuwaat bu baax a baax wax dëgg yàlla ñun
ñun waa équipe bu leeral yëpp wax dëgg yàlla tey am nañ lu ñu metti lool waaye keneen ku si ñun rek mënoon na laa dal kon Fada wax dëgg yàlla tey xam naa ne toll na moment boo xam si ni